boo xoolee balaa ñuy jàkkaarloog presse bi dañoo ni nañ leen dem ngeen xool ay projet yu mag yu nga xam ni naal nañ ko pour ngeen gisal ko pour xam ni rek que ni ñun nekkuñu fi di wax xam nga kuy wax ba falu da ngaa war a tëj sa làmmiñ jëf donc jàpp nañu ni wax jiguñu jëf moo ñu jig moo tax ma won leen déjà projet yu mag yu nga xam ni am nañ ko pour la ville de Thiès dans les différentes communes li nga xam ni mooy ay di ñàmbat lu indi coow li mooy que dañoo jot ay invitation venant de l'AMF bañ fa demee ñu profiter si dem boobu pour nouer ay contacts déjà partenaire bi nga xam ni moom moo ci ëpp solo mooy un franco-thiessois bi nga xam ni bañ ko gisee d'accord na pour ñëw liggéey ak ñun te déjà moo ñu jiitu sax moom dañoo waxtaan ba pare mu ñi man maa ngi leen di jiitu Thiès ñu wax au marché central am na site bi nga xam ni ça fait plus de 800 mètres carrés nee na ma foofu man pare naa fa dugal téeméeri millions ak juróom-ñaar fukk mais ñu ni ko am nañu Thiès problème mooy que mbalit bi dafa doy waar dañoo bëggoon nga jàppale ñu si mu ni projet bu intéressant la parce que usine d'incinération c'est entre 2 milliards 3 milliards pare naa l'essentiel nañ ma tegal li nga xam ni un projet bu dëgër man je suis prêt à mettre les sous donc loolu déjà loolu la ñu am beneen bi mooy ñu ni kon suñu si wàllu coopération Thiès ville Cergy dañ fa war a dem te dafa jege Paris nañ fa dem gisanteeg le maire de Cergy pour ne ko yaa ñu jàppale woon ñaari benn tasseuse waaye gis nañu ni ñaari benn tasseuse yooyu doyul Thiès dañoo bëggaat nga dollil ñu ñetti benn tasseuse commune bu nekk am benn tasseuse mu d'accord joxe instruction adjoint ne ko toppal ma requête maire yi pour que ñoom ñu am ay benn tasseuse donc je pense que loolu lañ fi indi woon léegi nañu nekk day wax ay deal dama bëgg mu leer ji nga biir Thiès fii amul ñu nga xam ne ñoo ñu gën a engagé derrière Idrissa Seck wala fidèle derrière Idrissa Seck coow lii mi ngi nekk autour de Talla Sylla dafa tànn yoonam ñun ñu tànn ngor ak jom ak fayda ànd ak le président Idrissa Seck si loolu duñ ko wàcc pour rien au monde pour ànd ak moom parce que moom la ñu mës a jàpp ñu bëri tey dañuy wax rek mais 2005 lañ tàmbalee xam Idrissa ñun 96 la ñu topp si ginnaaw la ñu topp ànd ak moom kon du ay caaxaan wala ay yenn yi mooy tax ñuy mën a dellu ginnaaw donc loolu laa bëggoon wax si voyage yi franchement liggéey moo ñu fa yóbboon te def naa ni liggéey yi tey bu ngeen nangoon léegi ñu dem ma wan leen chantier bi site bi déjà ñu ngi koy aménager ñu xam ne lu ñuy wax dëgg déjà wan naa leen déjà route nationale bi 2 kilomètres la dañ koy pavé loolu amul woon Thiès tey yéen a ngi jàkkaarloog Xavier Ndione c'est plus de 800 mètres d'espace vert et de bancs publics amu fi woon ñun dañ fay ñëw pour liggéey ñëwuñu fi pour deal am nañu leader muy le président Idrissa Seck moom la ñuy jàppale. mais am na lu amu fi woon te lu fi nekk mooy marché central ni mu mel nii. waaw marché central comme nu nga ko xamee marché la buy màgg moom lañ Thiès waay yëpp soxla am na ay problème duñ ko nëbb mais tey boo gisee nii ba ñu demee ñu ni partenaire bu ñëwee ñu ni ko marché central parce que xam nañu jafe-jafe yu ñu am donc nit yi amuñu place bu ñuy jaayee moo tax nañu yokk place yi et leneen li sax mooy nañu xalaat commencer du tabax en hauteur. pour que nit yi mun a am place mais beneen bi mooy mbalit bi gis ngeen ni ñu ngi ciy jéem même bu fekkee ni metti na mais avec les partenaires yu ñu am dem gis maire Cergy mu d'accord jox indi ay benn loolu defe naa ne mun na nekk solution pour que ñu régler jafe-jafe yu nga xam ni moo nekk marché dama fàtte wax sànq ci français que ni rond-point Diakhao dañoo am benn projet bi nga xam ni c'est 8 millions ça veut dire que zéro activité commercial dañuy ay grille la yu nga xam ne après les trottoirs dinañ ko def ba nga xam ne benn commerçant du mun a toog ci kaw trottoir bi loolu dans les prochains jours travaux yi dina démarrer et Thiès waa yi dinañ ko gis. coow li ñuy wax seen diggante ak Babacar Pascal Ndione ci wàllu suuf si fii ci Thiès ak Talla Sylla seen jubóo seen ànd seen lépp pour pàccoo suufu Thiès bi nan nga ciy leeral. waaw non dama bëgg mu wax mu leer naññ xam nga wàllu suuf compétence su maire la maire dañ ko dénk juróom-ñeenti compétence te juróom-ñeenti compétence yi compétence bu ñuy wax les domaines da see bokk buy wax les domaines mooy le foncier mais maire boobu bu yoree compétence bi nga ni mi ngi dugal loxoom ci éducation yi mi ngi dugal loxoom ci santé mi ngi dugal loxoom ci aménagement environnement mais noonu la war a dugalee loxoom ci suuf bi ba nga xam ni duñ ko saax-saaxee parce que tey boo deful ay lotissement régulier nit yi ñooy daggal seen bopp ay kër yoon duñ ko bàyyi mu nekk ay zone irrégulière donc responsabilité boobu nag ñun la incombé te tey déjà administrateur bi nga xam ni moom moo fi nekk nga xam ni tey moom dafa am rôle bu rëy ci wàllu suuf bi mooy le receveur des domaines même bu fekkee ni
mi ngi def politique mais duñu xool ci activité politique bu mu ne dañ koy xool comme au cadre bi nga xam ni tey si position bu mu nekk munoo def suuf munoo wax ci suuf te mu daw jëloo làng ak moom donc ñi nga xam ne dañuy jàpp dañuy jël dañuy caaxaan donc moo fi nekkoon te damay wax 2011 ba mu fi nekkee ba 2017 amul lotissement ñun ba ñu ñëwee ba léegi amul lotissement kon lu ñuy pàccoo amu fi donc loolu dama bëggoon mu leer nañ. ci kaw loolu lépp kon Thiès waaye war nañu mën a xaaraat ci kanam pour gis ñeenti maire yi ànd pour lu mën a doxal dëkk. non ñeenti maire yi ñu ngi ànd parce que déjà lu ma wax mooy maire bu nekk xam nga lu ko war donc bu ko defee Thiès waaye dina gis ni ñeenti maire yaa ngi liggéey te looloo am solo ñun nekkuñu fii du parce que tey man damaa am lu ma doy sëkk mooy commune Thiès Nord laa yore c'est plus de 3500 hectares 19 quartiers 104 000 habitants loolu damaa doy sëkk donc lépp lu nga xam ni keneen Aliou Sow aussi am na lu ko doy Pape Diop de même donc loolu ku nekk bu liggéeyee boole kook lu nga xam ni ville da koy def Thiès waaye dina gis ne ñeenti maire yaa ngi liggéey. kaddu seen naataangoo bu Ousseynou Gueye bu réew mi yëkkati seen diggante ak Talla Sylla ak seen tukki ca bitim réew lépp ay war la jëmale ko ci Idrissa Seck. waaw non xam nga kooku dama koy wax ni dañ koy ñaanal suñu borom mu li nga xam ni moom moo ko dal mooy iññet yi soxor yàlla teggil ko te xam nga politique du affaire foo du activisme tey boo jëlee le parti réew mi nekkul conseiller nekkul dara amulul njëriñ boppam amulul njëriñ waa këram amulul njëriñ parti bi ñooñu ñun duñu tontonteeg moom parce que nag tey ci biir Thiès boo fi sippee ñetti maire yi ñu leen gën a engagé auprès de Idrissa Seck gisuma ko bu ñu waxante dëgg rek parce que ànd bu yàgg la boo jëlee man depuis 96 Pape Diop alalam la def ci parti bi balaa muy doon maire Aliou Sow ba mu ñëwee ba léegi gis nañu engagement auprès du président donc kon ñun du ay waxu kasaw parce que yooyu dañ koo tàmm ba fi Jatara nekkee loolu la ñu tàmmoon attaquer les maires de réew mi attaquer population bi jëpp ñu ba nar ñoo woon sanctionné 2014 loolu weesu nañ ko léegi dañoo nekk ay maires yu nga xam ni mënuñ ñoo jaaxal parce que xam nañ leen ba pare. benn attaque bi benn façon bi damay ñëwaat ci benn wax bu même nit ki waxoon xam lu mu waxoon dafa toog ba ci yàgg mu ni Aliou Sow mii nga xam ne am nay jamono ci ginnaaw danaan lijjanti dépense ma ne ko maa ngi sant yàlla maa ngi ko doon lijjanti mais tey maa ngi maye dépense ne problème yooyu yàlla nga koy waxal moom mi joxe station de responsabilité mais du man ñaareel bi mooy mu dellu si waat ni woy les maires defuñu fi dara defuñu fi lii est-ce que mës na génn ne leen maternité sàngamkat bi ko maire tabaxee nañ ko ci félicité est-ce que marché sàngam bi mu amee problème maire bi tabax ko nañ ko félicité mësul am donc toutes les sorties rek c'est pour voir benn faille mu exploité ko teg ci loo xam ne dëgg du yoon man loolu laa jàpp ni ak coxor lay nirool te loolu mënu ma ko dind ci doomu aadama parce que nit ki li mu màggaale man mënu ma ci dara mais nag dafa rafetul ay nit woo ay organe de presse ay nit ñu sérieux nga toog naan leen léegi teguñu dama ñëw léegi pour su ngeen paree sama assistante mu ngi nii dafa indaale invitation yi bi ñu dem Paris ñaari invitation la ñu am invitation foire bi ak invitation AMF ñu choisir dem xam nga damay wax ni man ci politique nekkuma ci relation d'amour xam nga ngoro yooyu mooy am ba ma amul dara tekkiwuma dara nga toppoon ma tey ma am nga loolu ci relation d'amour la mais politique collecte de suffrage la booy dem pour nit ñi voter la doo seet nit que chrétien la juif la wala païen la xam nga la ngay xool naa am voix yi pour gagner soo gagner nag bay sédd la yaay seet nit ku nekk ngoram ak ni mu la toppee woon ban cër nga koy jox il faut que mu leer on demande aujourd'hui la reconstruction de la famille libérale et ça je reviens on va retourner autour de la même table que ay Farba Senghor qui ont pris des sébrites qui l'ont lâché c'est Idrissa qui ont tout fait donc loolu laa ni man jàpp naa ne kuy def analyse politique angle yëpp nga war a jël en compte ñun nag du ñu def lu neexul président Idrissa ci contexte bi ñu nekk nii jàpp naa ni temps bi ñuy def pour def conférence de presse ci benn bureau pendant 30 minutes convaincre na 30 militants pour ñëw ci parti bi moo gën ngay song Lamine di song Aliou Sow di song Pape Diop di wax loo xamante ni dara du ci dëgg li tax nag nga koy wax man lenn rek ma ci amal solo mooy heure bu Thiès waaye jógee ne monsieur le maire lii attaqué ma boobaa ma jël sama temps tontu leen dem justifier mais benn doomu aadama boo xam ne ñaar wala ñetti at yi ñu fi nekk yëpp doo wax lu rafet ci nit mais dama lay wax xam nga dafa wax keroog lu am solo déglu naa ko ci kii mu ni lan lañ def pour sport ak santé tey bu équipe nawetaan mënee jóge Thiès def ci poche am 1 million dem phare national Aliou Sow ko fi indi Idrissa 500 000 lay moom 1 million ci poche dem phare national ñoo ko fi indi beneen bi muy wax santé ñun ñetti at lañ fi def incha allah semaine bi ñoo ñu woo leen manqué ñetti maternité yu ñu tabax te dama ni diggante Idrissa ak ñun amul maire man li may wax du changé ñeneen ñi dañ fi nekkoon naan Idrissa Thiès waaye bëgg nañ ko sànci yi fi def ñun dañoo ñëw pour continuer liggéeyu Idrissa
dama ne 3 ans lañ fi def ñu ngi ci ñetti ki école yi tey foo ci dem xale yi bu ñu soxloo toilette des ci école bu ñu soxloo ndox am ko bureau directeur d'école yi keroog dégg naa mu ni lan lañ defa école yi da nee ko man maa njëkk a fay courant école fii 4 millions daaw te incha allah ren dinañ ko defaat donc yooyu mooy innovation majeure ñetteel bi nag lépp solo mooy boo soxloo sa maire nuyu ko ci mbedd mi ñoom ñenn ñi ay adjoint rek li fi woon tey jii koo ci gis ci ñoom dañ naan non maire warul am lii yow doo fonctionnaire doo maire amoo carburant bu ñu la voté amoo dara te oto nga yor di ko daw oto bu luxe fan ngay jël xaalis xanaa da ngay dil ba pare nga ne maire bi su yoree oto sax nga daw gis ngeen pantalon ba mu jënd dama ni na nit ñi wax ci li ëpp li aali kalaj ji xam nga mooy lan li ñu Ceesuwaay yi waxoon li ñu Ceesuwaay yi falee woon te Idrissa waxoon est-ce que loolu ñu ngi ci man loolu moo ma amoon solo heure bu Ceesuwaay yi yuuxoon nag dinaa tontu mais de grâce leneen li may ñëwaat pour terminer mooy li ñu wax léegi ci Babacar Pascal Ndione gis nga suuf commission moo koy joxe du maire commission bi domaine a ngi ci urbanisme mu ngi ci cadastre mu ngi ci président commission domaniale ak maire tey jii xam nga fan yële passé ñoom bokk nañ ci ñi demoon ba ñu plainte ma pour OFNAC ñëw fii loolu nañ dem laaj OFNAC fu résultat yi mujj li ma wax waa ji rek benn maire ngeen am Sénégal bu ñu bëkkër bàyyi Mourman neexul ba neexul mais mooy lii dëgg wax na ba wax ni zone yooyu ñu attaqué ñun ay 30 millions la suuf si jar lan moo ko wax daf fi nekkoon ak ñeneen nit xanaa dañoo mës a jaar ci 30 millions yooyu ba xam ne suuf si loolu lay jar ne ñun moom la ñuy attaqué dama ne ci kanam tuuti opération bii ma entam ne kenn mënu ma ci jëlee parce que compétence bu ñu ma jox la mooy yow yaay defar hôpital yaay defar lii yaay defar école yow yaay defar suuf si ñu song nag lu baree ngi ci biir te incha allah fii ak fan yu néew en toute clarté ku ci sa loxo dugg te nga yegg ci foo xam ne waruloo fa yegg nii la ñu woowatee presse bi di Philippe affaire baarataal xam lu tax du ma ci wax ba ma koy wax man amul kenn ku ci waxoon dañu jàppoon ne man dama contre baarataal te am na ci loo xam ne du ma fa yegg nag te qu'il me pousse pas ma yegg foofu man affaire baarataal ñoom buñ ma poussé ma yegg ci loo xam ne waruma ko wax donc ñoom xam nañu man xam naa li may wax affaire baarataal benn nekkul ci sama commune forêt classée la ma demandé déjà ñu def kii bi déclassement bi pour jox ma ko barki démb gis ngeen ni conseil départemental ñoo ànd ak le maire de Fandène ma nekk ci xeex ak ñoom uniquement pour ñu jox ma suuf soosu tey mënuñu koo jël jox ko keneen li ñu bëgg mooy peut-être ñu jël suuf jox ci loolu lañ nekkoon di xeex ñu jël 24 hectares jox ko baarataal mais baarataal rek nekku fa de baara la ñuy lim parce que bosam moom la ñu clôturé mais am na ñeneen ñu fa nekk am na de grosses pointures yu ñu ne ñoom it daggal lañ leen mais sañ te génn parce que dañu enclenché que tey aujourd'hui fi may xoyoo maa ngi le contrat dans mon bureau suba su ngeen bëggee moon leen ko le contrat bi leen lié woon c'est un contrat de 3 ans contrat bi jeex na depuis 2 juin non mais mooy li ma dama ne contrat bi jeex na depuis 2 juin jël naa dossier dem seeti ñi ma war a seet ne leen comme contrat bi jeex na et puis contrat bi c'est un contrat sous pluie contrat de culture sous pluie tey boo fa demee ay forage ñoo fa nekk man li may wax ay argument yu clair la man ba man de may ma tudd ma yeggale damaa solu dem fa man damaa solu dem fa xàmmeewuñ moom ma laaj gardien bi dugg ci biir gis forage yi gis lépp génnaat kon li may wax lu may argumenté la contrat sous pluie jarul forage arbre yi leen wax c'est des arbres yu ñuy war a jëmbat ci nawet mooy gerte yooyu tey boo fa demee ay cocotiers ñoo fa nekk ça c'est des yooyu ay argument bu ñu ko rassemblé dama commettre huissier parce que ñun dañoo soxla ñu foofu ñu wax loolu projet de déplacement gare routière bi foofu la woon ak yeneen yu ñu entamé mais tey mënuñu ko am et tey am na ci ñoo xam ni duñu jóg wax man li may wax c'est parce que je suis indépendant je suis libre man su may song baarata may song keneen parce que je suis libre am na ci ñoom ñoo xam ne sañuñu ko gis nga nit boo tàmmee kër gu ne nga dugg fa loxo bu ne sa loxo nga taalal ko ku nekk dina am ci ñooñu ku def mbir soo ko sañ song tey c'est pas donné à n'importe qui d'attaquer baaratal dans cette région là ce que je dis là mooy li nekk et je te parle devant la presse il n'est pas donné à n'importe qui d'attaquer baaratal boo ko waxee mu wax la fi mu jaar ak yow mais li may wax ngi nii ba ma xam nga démb ñu ngi woote organisation xaw ma non gouvernemental pour ñu jóg wax ci ONG yeeg ay société civile lu tax ba ma ciy wax kenn waxul ñoon lañ jóg dañ ma bàyyi man kese ci xeex ñeen nit ñoom dem di enclencher ay négociations je leur ai dit ñett du ci dal ils sont allés voir le président Idrissa mu ne leen je suis sur le bon chemin lii ñuy def ñu léegi donc man songu ma baaratal pare man dama li mu am yàlla na ko jig man sama yoon nekku ci yàlla moo ko jox iñaanuma mais dama ni loolu nga xam ne Thiès waaye ñoo ko moom man logique boobu laa doon mais bi ñoom bi ñu demee ba dugal ci leneen nag laa ne kon man naa ci tey li ma ciy demante argument yu leer parce que Bara aussi man jàpp naa ne c'est un citoyen bu war a mën liggéey comme ñeneen ñi mais li ñu koy jox nañ ko jox dans la légalité te du moom rek forêt bi ñu ngi naan dañ ko déclassé mais ana décret bi sañul génn parce que ñun duñu seetaan ñu jël forêt bi di ko jox yeneen communes yoo xamante ne ñun ak aéroport presque ñoo jege yooyu mooy question yi nga xam ne tey ñun bu ñu ko attaqué xam lu tax ki ko wax moo tax du ñu jàppale dañ naan non Aliou Sow la kenn du ko ci jàppale
mais suñu jógaatee loolu dañ ko defoon rek pour voiler song bi ñuy song pour que ñu leen lii tax ñu song maire mais so yàgguñu ci ñoom daal ci li ñu yàgg mooy invitation man sama benn passeport fees na suñ naan dañoo dem di ñaan invitation en tant que maire ñoom conseillers yi ku bëgg a dem ñun ñoo lay bindal nga dem donc ñun dinañu refuser visa dama ni man sama benn premier passeport fees na deuxième bi ma nga ne boo ko bëggoon indaale mais loolu laa lay wax nii am na loo xam ne du ay wax ju fulla bu ñuy wax ak Thiès waay nañ leen wax lu am solo lu am fayda loo xam ne Thiès waay dañ ci gis seen bopp looloo taxoon ma ne dinaa ñëw wax ci ak yéen